Une bu Marmite du Cœur saison 2020 di 11e saison bi Marmite du Cœur new look la ñu gis nan ngeen fas yéene organisé woo ba def li nga xamante ne moom ngeen bëgg ndax yombul. waaw Lassana ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant subhanahu wa taala suñu borom moom mi ñu may fekke ak tal ndaxte bi mooy Marmite du Cœur ñi ngi dëgmal 11e année bi yu jàll 12 donc ñuy sant yàlla sant bu am fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem. beneen bi mooy di sant sénégalais yi di leen masawu di leen wax ne lii ñu dal di mbas di ñuy dund jamonoy coronavirus ñun ñëpp xam ne mbas la tiis la boo xam te ne dal na ci askanu àdduna yëpp laay wax sax du Sénégal léegi nag loolu dafa tax équipe bu Marmite du Cœur ànd ak ay partenaires am soppi doxalin ñu changé doxalin bi xam ne situation bi ni mu mel ci réew mi ak ni ko kilifay réew mi bëggee autorités yi bëggee ko noonu mooy ñu respecter les masques barrières ñu respecter ko les gestes barrières kenn ku ci nekk fi nga war a li nga war a def ñu wàññi ko li nit ñi doon noonu te activité ñu wàññi ko donc noonu la ñu réfléchir ñun tamit nan la ñu war a créer concept bu bees moo taxoon ñu ne du ñu def Marmite du Cœur di togg di rassembler nit ñi di leen jox waaye dañuy dem sénégalais bu ne fu mu nekk nga xam ne da ngay confiné wu foofu ñu fekk la fa yëkkati dund ceeb diwlin suukar meew lu nekk jox la muy sa dund pour nga mën a toog seen kër loolu mooy coppite yi am ci Marmite du Cœur ren bi. mais coppite yi gis nañ ci aussi beneen changement bu majeur mooy ni dañu daan def le tour du Sénégal bii ba Dakar rek la ñuy yem nan ngeen fas yéene organisé dans la région ak surtout ñaata famille ngeen ciblé parce que c'est des milliers de repas ngeen daan joxe par weer koor bii ba nan ngeen koy matérialiser en termes de kit. waaw du changé je pense que li Marmite du Cœur doon def format bi rek mooy changé wante li ñuy jox askan wi daan leen ko jox noonu lim boobu mi ngi fi yàlla dimbali nañu suturaal nañu ba suñu partenaires yi jàppale nañu ku ci mel ne Orange nga xam ne depuis 11 ans ñu ngi ànd ak Marmite du Cœur kon tey mbégte la nga gis ne ñoom ñi ci seen i kilifa tey ñi ngi ànd ak monsieur Meng nga xam te ne moom moo yor tout ce qui est communication ak relation extérieure di kilifa ci biir Sonatel ànd ak ñun ci suba ba tey ànd ak ñun nar a yendoog ñun fu ne mu dugg fa loolu day wane rek ne mbas mi ak coono bi ñoom yëg nañu ko te jege si nañ leen au niveau autorisation itam ñu ngi waxtaan ak kilifa yi nga xamante ne Aly Ngouille Ndiaye moom la ñu dénk wàllu ministère de l'intérieur ñu ngi waxtaan ak ñoom su fekkente ne dem beeg dikk bi day jafe dañuy mën a réveiller cellules Marmite du Cœur yi nekk ci région yi parce que am nañu ay cellules Marmite du Cœur dans les 14 régions du Sénégal ñu fexe dund bi ñu soxla ñu yóbbante leen ko ñoom ñu jot ko tasaare ko ñun équipe bu Marmite du Cœur Alassane ak man ak suñu partenaires yi ñu des ci région de Dakar loolu la ñuy def. pour jeexal gis nañ ne bu weesoo kit yi nga xamante ne da ngeen koy joxe fu ngeen dem di ngeen def campagne de sensibilisation bu fekkee fekkoo leen ñu tax ay masque ngeen jox leen ay masque bi pas loolu mooy doon plaidoyer bi tey jii lan ngay wax sénégalais yi ci benn mot bu ñuy faral di dégg muy cas communautaire xam nañ ni mooy ñi nga xamante ne dañoo yor jàngoro ji nekk ci askan wi kilifa yi ñu ngi def seen kéem kattan loolu askan wi rek ñoom ñoo mën a def aussi ñoom seen partition ba loolu jugee fii lan ngay wax askan boobu ci cas communautaire yi. waaw ku xam sénégalais ni muy dundee xam ne lépp yërmande la sénégalais dafa bëgg bokk lu mu am day bokk donc gannaaw bi ñu cas importé yi noppale léegi ñu ngi ci cas contact yi ak cas communautaire yi léegi nag loolu foofu lay war a gën a le danger foofu la gën a nekk moo tax gis nga sànq monsieur Mbengue def na communiqué bu am solo sensibilisation bu am solo ñun tam ñi ngi wax nit ñi nañu toog seen kër et que nañuy takk masque yi comme ñun ni ñu ko waree fu ñuy dem tamit daara yi comme ñoom ni ñu ko waxee bëggee dinañu taf li kilifa réew mi bëgg ministre yi bëgg ko ñu ànd ak ñoom waxtaan fu ñu dem dinañ joxe ay masque may ko taalibe yi dinañ leen sensibiliser aussi wax leen kon ñun ñëpp toog seen kër et que ndimbal li incha allahu rabbi ci kattanu suñu borom moom mi nga xam ne moom rek moo matale lépp dinañu góorgóorlu ba kenn ku ci nekk li nga ci war a am nga am ko. waaw salaamaaleykum dañuy nuyu waa Sénégal nuyu waa adduna bi yëpp di masaw waa Sénégal di masaw waa adduna bi ci mbas bi nga xamante ni mu ngi nii di lëmbe adduna bi donc ñun ñëpp xam nañ ne Marmite du Cœur weeru koor ay ndogu nañuy faral di joxe ci gox-goxaat yi ci région yi waaye ren dafa am benn contexte bu particulier donc bu ñu dal donc ñu war a respecter aussi li nga xamante ni moom mooy li ñu tere ministère de la santé gouvernement bi tere nañu ay rassemblement donc bu ñu teree rassemblement ça veut dire que mënuñu togg parce que kuy togg di nga rassembler di ngeen jegenteeg yooyu donc ñu xool option bi gën a simple bu gën a adéquate par rapport à la situation actuelle mooy aujourd'hui la distribution de denrées bi nag dafa nekk lu particulier parce que gis nañ ne état du Sénégal jël na initiative di joxe ay ceeb ay denrées
pour jox ko les populations les plus démunies donc à travers tout le Sénégal parce que ñoom dañoo lancé benn appel ne toog leen seen kër mais ñooy ñëpp toog seen kër donc koo toogloo këram tamit war nga am loo ko jox loo xamante ne dina ci mën a dund xam nañ ne jamono metti na jamono neexul donc ñun léegi fu ñu taxawee mooy ci daara yi nañuy dugg comme état bi ñu ngi jox famille démunie yi ñun dañuy dugg ci daara yi parce que daara yi tamit ñu jar a bàyyi xel nañu parce que aujourd'hui ay xale yu ndaw nañu tere nañ leen yalwaan bien vrai que on ne conditionne pas la mendicité parce que du loo xamante ne la day jëmal réew kanam du loo xamante ne la aujourd'hui day rafetal taaru réew waaye mi ngi fi kenn éradiqué wu ko waaye tamit comme dugal nañ leen seen kër war nañ am lu ñu leen mën a jox loo xamante ne dinañ ci mën a am dinañ ci mën a dund donc loolu mooy sunu taxawaay ren donc dañuy dugg ci daara yi di leen jox ay kit donc des kits yoo xamante ne bi dina am ceeb diwlin suukar dina am ndox dina am ay jus pour xale yi dina am lépp li nga xamante ne nit mën na ko soxla pour dundam ci weer bi donc loolu nag dafa nekk lu ñu amal njëriñ lu ñu amal solo parce que metti na li ñu tàmmoon mooy togg di joxe waaye tey aujourd'hui situation bi permettre ko waaye nag gannaaw loolu yëpp dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci ànd ak ñun mooy les partenaires yi nag donc vraiment bañ leen proposé donc ils ont pas hésité parce que bien vrai que ñu si bëri ñu ngi perte seen partenaire par rapport ak Covid bi parce que liggéeyatuñu donc amatuñu ay rentrée d'argent waaye suñu partenaire Orange tey bi nga xamante ne ak Sonatel aujourd'hui gis naa sax lu ñu def moo ëpp lu ñu dem def parce que ça veut dire que les populations les intéressent parce que bien vrai que population yi ñoom ñooy seen ay clients ñoo utiliser seen i puces ñoom ñooy utiliser seen i réseau pour téléphoner ak yooyu donc vraiment ñu leen ci féliciter seen engagement auprès des populations di leen féliciter aussi partenariat bi nga xamante ne ñoom defuñu pour mu arrêter au contraire dañu def le tout pour mu continuer donc vraiment boo leen gisee li ñu fi joxe yëpp tey ci ceeb diwlin ak suukar ak yeneen i denrées alimentaires donc lu am solo la en masse la parce que fii dafa nekk aussi contexte particulier ñëpp xam nañ Liberté 6 Parak donc ñun fii nañu juddoo à côté xam nañ li fi xew xam nañ li population yi di dund donc tey jaadu na comme nañ leen ñu toog seen kër te xam nañ leen seen dëkkuwaay nu mu mel donc jaadu na tey ñu jóg ànd ak sunu ay xarit sunu ay partenaires ak yéen ñi nga xamante ne la presse ñëw fii jox li nga xamante ne ñoom la ñu yellool muy seen daane au mois. d'accord wax nga ko daara yi ngeen ciblé ci atum ren gi ngir jàppale leen ci li nga xamante ne moom mooy rester chez vous bi mais gis nañ tey ci étape bi ñu defee Liberté 6 vous avez fait plus en donnant aussi des denrées ay familles démunies est-ce que ci xayma mën ngeen ñu wax tey ji ñaata famille ngeen laal. waaw tey aujourd'hui on a touché pratiquement 40 familles. Il y a 40 familles qui ont bénéficié de sucre, de riz, et d'huile. Parce que aujourd'hui, je pense que, comme je disais auparavant, quand on a sucre, on a comme on a jox. Lolo moo doon suñu participation par rapport ak ñoom donc en espérant que aujourd'hui li leen jox nii dinañ ci mën a vraiment sukkandiku di ci au moins ci weer bi nga xamante ni toog loolu lañ leen seen kër. lu ñuy wax sénégalais rek ni ñuy waxante ñun ñëpp suñu ay biir ndax ñun ay sénégalais lañ mooy nañu suivre instruction yi nga xamante ni ministre de la santé joxe na ko. mbas bi nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla nëgëm Amérique nëgëm Italie nëgëm France ak yeneen dëkk yi puissance mondiale yi nga xamante ne ni mooy ñi nga xamante ne ñoo téye àdduna bi ñoom nëgëm ñoom sonn nañu ñoom tey aujourd'hui boo xoolee li ñi ci ñàkk seen bakkan bëri na lool donc nëgëm ñooñu trouvé guñu moyen pour bu ñu demee ba xool la war nañoo yërëm suñu bopp def liñ ñu digal te bàyyi liñ ñu tere am na solo. lancement 11e saison bu Marmite du Cœur ñu gis ni mbir yi dafa am changement dañoo innové ngir bokk ci contexte bi nga xamante ne moom mooy mesures yi nga xamante ne kilifa yi dañ koo jël lan nga gisee déjà le fait que Marmite du Cœur bu ren bi adapté wu ci ñun. waaw dañuy jëkk gërëm bu baax suñu partenaires yi organisateur Marmite du Cœur donc Alassane Ndour ak Moustapha Dieng nga xam ne fukki at ak benn léegi ñu ngi def confiance Sonatel Orange ñu nekk ay partenaires donc yu yàgg
donc si turu directeur général bi ñu fi yebal tey monsieur Sékou Dramé ñu ngi leen di féliciter di leen gërëm aussi ci confiance bi. comme ni nga ko waxee ren dafa nekk contexte bu particulier ndax bu ñu daan def Marmite du Cœur concept bi defe naa Sénégalais yëpp xam nañ ko dañ daan dem di joxe ay ndogu di togg dans des endroits dem ci Sénégal yëpp ren nag ku ne xam na ne ak mbas bi fi dugg ci mbas bi rot ci àdduna bi kenn mënatul def loolu donc ñu ne ñun ak suñu partenaires yi vraiment ñu féliciter wu ingéniosité boobu parce que dañu ne dinañu def Marmite du Cœur tout en respectant consignes yi nga xamante ni këru docteur yi ak nguur gi joxe nañ donc duñu def rassemblement duñu togg et cetera ñu identifier ay kër ay daara yoo xamante ne dafa dëggat yàlla soxla nañ ko ci période bi ak yenn néew di doole yi nga xamante ne aussi dañ ko soxla ñu daal di ne dañuy def ay kit yoo xamante ne nit ñi duñu bouger comme slogan bi mooy toog leen seen kër ñun ñooy envoyé ak délégation yu ndaw a ndaw ay kit alimentaire mu fekk ci leen seen kër. parte partenaires yi dinañu xool sax nan nañu mën a am quelques poches yoo xamante ne ci biir réew mi dinañu xool nu ñu leen mën a toucher donte am na ay contraintes dinañ xool autorisation yi nga xamante ne mën nañ ko ut pour indi ko foofu donc loolu moo doon daal solo wax ji ci politique gu RSE Sonatel la bokk mais aussi ci contribution en continu ci mbas mi nga xamante ne rot na ci dëkk bi.